yéen a ngi ñuy seetaan salaamaaleykum opération Tabaski jege si na loolu mooy li tax dañuy am mbégte lool defal leen ay découverte ci exposition comme ni ñu ko baaxoo at mu nekk ci BKR bergerie Khadim Rassoul ndax fii décor bi rafet na lool xar bu nekk am na fi te li am solo mooy sénégalais yi bu ñu soxlaa xaru Tabaski mën koo am ak nu mu mën di toll ci dayo ak nu mu mën di toll ci wàllu njëkk wante itam fexe ba Sénégal am accès ci mouton ci anam gu jaadu ndax loolu mooy politique bi nga xam ni moom la BKR di doxal ci Sénégal alors maa ngi ak kenn ci kilifa yi nekk ci BKR Bathie maa ngi lay nuyu bu baax. ñu ngi lay nuyu Hadj Mansour di la delloo nuyoo bi. ñu am mbégte lool see xat ak yow waxtaan comme niñ ko baaxoo at mu nekk alors tey ñu ngi fi xaw na guddi waaye mënoo xàmmee guddeeg bëccëg xar yaa ngi fii sécurité baa ngi fii employé yaa ngi fii ñu ngi def liggéey bu am solo alors. ñu ngi waajal Tabaski ren nag gars yi nee nañu xar dina cher de. waaw gars yi nee nañ xar dina cher dañ koy fi mu ne nii kenn ku ne sa xelaat nga ciy wax rek parce que xar mun na cher mun na bañ a cher am nañu mais man gëm naa ne dina cher man yaakaar naa ko parce que man it fi ma ko teg gars yi dañuy ne am na ñuy naan xar yi mun nañ jaar Mauritanie parce que frontière Mauritanie tëjuñ ko te sunu problème pour man xar yi li tax muy cher lu tax ñuy am problème. du Mauritanie du Mali man yàgg naa ko wax Hadj Mansour Sénégal li ñuy rey ci xar bu jigéen dafa bëri ak li ñuy jël xar bu jigéen d'état rey ko jël doom bi jaay ko dañu jëlee téeméeri xar yu jigéen rey leen jël doom yi jaay leen juróomi mbotee ñoo ciy dund 95 yëpp dañuy dee ñu rey yeneen téeméeri xar yu jigéen yu ëmb ñu génne doom yi sànni leen ñu rey yeneen téeméeri xar yu jigéen def leen ndawal yoo xam ne ëmb ñu te waroon nañu ëmb mais loolu buy am production lu koy def kon lan moo tax du ñu am problème xar dina cher bu la ci kenn nax. maanaam Sénégal kon dañu respecté wul càmm joxuñu ko gëddaam moo tax ñuy rey xar bu jigéen wala xar bu ndaw wala xar buy soog a tëbu ça dañu nekkul ci yoonu promouvoir élevage ci mën a téye mën a sàmm mën a préserver xar yu jigéen yi. waaw loolu laa gis te loolu dama la koy déggal dafa mel ni ñun sunu état bi pour ñoom balaa ñu xam ne xelaat élevage wala balaa ñu xam ne élevage am na sax tabaski moo jot pour ñoom élevage tabaski rek la yem loolu laa mën a wax parce que tabaski la ñu gis ñuy wër may ripaas tabaski ngay gis ñuy kërti naan dañuy dem lijjanti xar yi bu tabaski passé fàtte nañ alors que ci sama xelaat bu ndaw pour man bokk li nga xam ne mu ngi ci sama xel te su ma ko mënoon dinaa ko def dañoo war a wut ay brigade mobile yoo xam ne ñu sécurité ànd ak ay nit élément ku reyati xar bu jigéen ñu teg la loxo Hadj Mansour Sénégal ngay gis nga dem ci benn dibiterie yi nga dugg ci biir nga fekk ñu takk fa ay xar yu jigéen yu bëri ñu leen di yafal pour lan pour rey parce que lu tax bénéfice bi xar yu góor yi li ñu ciy def duñ ko def ci xar bu jigéen léegi nag bu ñu toppee noonu tout le temps dañuy am problème bientôt sax léegi dem nañ ba xar yu yar yi ñu ngi nii bëgg a ëpp coggal yi loolu lu ko def xar yu jigéen yi ñuy rey la bientôt tey xoolal laadum xar bu yar bientôt ñu ngi nii sax am na léegi da ngay gis xar yu yar ñu koy jaay 400000 300000 loolu njëgu laadum la presque am na laadum yoo xam ne 300000 nga am leen 400000 500000 xar yu yar ngoo xam ne du laadum du métissage muy dem ba 300000 nga xam ne loolu musiba naaru laay la te xaru ordinaire la suñu produit la loolu du xaru askan wi def ci yoon fukki junne askan wi war nañ mën a tabaski ba fukki junne ak ñaar fukki junne ak juróom ba dem ñaar fukki junne mais léegi ñaar fukki junne sax amatul tabaski loolu fu ñu koy waxee. yow foog nga ni Sénégal mën naa dem ba nga xam ne bu ñu eggee ci Tabaski dootuñu jëlee ay xar Mauritanie wala Mali ndax ñoom dañu am seen xar ba mu doy ba desal est-ce que ñun mën nañoo egg foofu. bu neexee état bi ñu di yegg fa bu ñu ko defee seen soxla ñu fullaal ko ñu farataal ko parce que tey dama comme ni ma la ko waxee. tabaski la ñuy xelaat ne élevage am na alors que élevage bi du tabaski rek tey laadum yi danañ participer ci côté ndawal bi mais du ñoom ñooy lijjanti problème bi mais dañ ciy participer boobu tey ñu ngi koy def ku mel ni président Omar Sow ak i quelque ñoom ñu Cheikh Aïdara ñoom Aboukan mooy ay Khoureychine ay Galoya ñu ngi def seen jéego mais ñoom dañuy ñëw jàppale mais état bi lan moo tax mënul lijjanti problème xar yi jigéen yi ba ci nag yi. nag sax dañ la koy wax Mauritanie la ñuy jëlee nag gàcce la tam xarit bu jotee Mali Mauritanie ñoo ñu jox ay nag pourtant suñu àll bi yëpp nag la. est-ce que ñuy jaay ay xar aussi nekku ni def ba ay conséquences pour su dund xar gi cher na vol de bétail bi aussi mu ngi fi.
vol de bétail baa ngi fi comme ni ñu ko waxee Hadj Mansour fu côté boobu vol de bétail bi kenn comprendre lul suñu gendarmerie nationale damay profito remercier leen féliciter leen man waa Malem Niani la fa laa juddoo yàlla def sunu borom comme góor dëkkul fen tey ma nekk fii ak sama kër ak sama njaboot mais bu leen fàtte ne at yi ñu génn daaw xaw ma daaw jéeg am na brigade chef de brigade bu ñu reen Koupentoum pourtant ay sàcc ñoo ko rey sàcc yooyu rey ko man booy yooyu booy yu bëri jàpp nañ Malem Niani ñaari booy suñu dëkk booy yi xam naa leen pourtant dañoo lëmbe woon gox boobu yëpp dañuy sàcce seeni alal ñu jàpp leen gendarmerie def effort ba jàpp dem jébbal leen yoon mais booy bi day jékki-jékki génnaat kenn du xam lu ko génnee loolu léegi lu tax muy génn vol de bétail li ci laxasu nañ ñu ko wax gendarmerie wala police dañuy jàpp sàcc jébbal ko yoon tëj ko jékki-jékki sàcc bi génn di la ñaawal am na lu ci laxasu dañoo am ay loxo yu gudd. te loolu fii ak mu ngi fi sàmm gi du dem kanam. du dem kanam côté boobu mu ngi fa ñaareel ñu jógee foofu ñaareel tey dama la ne Hadj Mansour kii nu mu tuddee aliment bétail bi cher na dina cher sunu àll baa ngi ni yambalang. yaa ngi sol Lacoste Grand Moulin de Dakar te ñoom ñooy defar aliment. waaw Grand Moulin de Dakar damay liggéey ak ñoom xam nga bul fàtte ne partenariat bergerie Khadim Rassoul la toujours BKR ñoom dañoo bokk fii mais aliment bi foofu mu cher sunu àll baa ngi ni yambalang kenn béyu ko ñun bëgg nañ sàmm Sénégal bëgg nañ dund ñu ne duñu béy duñu sàmm am nañ àll am nañ ay jur yoo xam ne mun nañ leen gën a production bi yokku tey gerte liñ ci mën a génne lu bëri kenn xamul ni mu toll mën nañ ci génne ripaas bi dana ci laal rakkal bi mooy ripaas bi dana ci dugg diwlin bi ngooñ tey ngooñ saako ngooñ xam nga ñaata lay jar 5000 500 5000 am man mii wax ak yow saako ngooñ ñaata fan lay def sama kër 24 heures laa koy sotti mu jeex léegi calculer gerte rek ba xollit gerte tey ci suba bi may xëy dama renforcer tuuti kopp yi jënd naa 6 kopp 6 sac 2000 box bu ne dama renforcer de te su ma renforcer box bu ne dinaa la defal 6 sac wala 5 loolu yëpp gerte la àll baa ngi ni béyuñu ko mboq mi boo demee village sama village Malem Niani ak yeneen mboq bi soog a ñor kilo 100 francs la 125 mais gars yi du ñu béy lu doy mais nag point d'interrogation bi lan la aussi gars yi moyen bi ñu war a béy est-ce que am nañ ko question la embouteillage bu amee croisement Cambérène fii da nga romb gars yi ñor valeur 2000 francs ay jeunes waxambaane toll seen digg ndënd ñooñu bu ñu leen joxee mooy ñu dem àll ba béy li ñu fay jël mooy peu important li ñuy courti Dakar fii problème boobu yow am nañ ko suñu élevage ak suñu dund. muy problème bu am solo boo xam ne bàcc daf ko révélé alors ñu bëgg a wax itam ci exposition bu bergerie Khadim Rassoul xar yi yëpp ñëw nañu wala am na yu des parce que déjà bari na ay xar de ay centaines ñu ngi fi mais yëpp ay laadum la. xar yi yëpp ñëw nañ xar yu bëri ñëw nañ ay centaines ñëw nañ mais bul fàtte ne ay 1000 lañ soxla BKR waaw ay 1000 la déjà ñu ngi ci centaines yi eggaguñ 1000 te ay 1000 ñoo fi war a recevoir atteindre kon ça veut dire que des na mais ñu ngi ñëw. te incha allah xam naa ne bu ci yàlla àndee fii ak ay fan bu ñu fi ñëwee foo sànni sa bët noir blanc rek ngay gis muy xar noir blanc rek ngay seen muy xar te ci biir loolu chapiteau bi ñu toog nii fii mooy chapiteau laadum yi bu ñu ne laadum yi mooy mun nañ ne bu njëkk sénégalais dañuy ne laadum kenn du lekk ndawalam léegi mun naa ne téeméeri sénégalais yoo compté dana am ñaari nit ak dana téeméeri kër yoo compté dana am benn kër buy tabaskiyee laadum au moins. te lu yaakaar naa ko bokk te tey bientôt chaque année incha allah day yokk chapiteau bi ñu toog nii ay am na ñoo xam ne dañ leen di may ñu tabaski laadum am na ñoo xam ne seen poos mayul leen ko comme que Sénégal dëkk la boo xam ne aussi jàppal ma jàpp dafa am doole day gis kilifa boo xam ne day jënd ay laadum may ko gars yi ba ci borom kër gi muy Omar Sow day jël ay laadum may ko ay góorgóorlu ñu tabaskiyee ko kon chapiteau boobu lañ nekk nii comme ni ñu la ko waxee BKR nag bëgg nañ di jaay chaque année 100000 jëm kaw xaru askan yi mooy 100000 jëm kaw à partir de 100000. jëm kaw maanaam ba ñaata diggante 100000 francs ba ñaata ci. 100 ñaata bi gën a cher fii ñaata lay jaay. gën a cher 2 millions 1 million 500. 1 million 500 2 millions 2 millions bi sax dañuy wax mais bëriwul de parce que Omar Sow nag bu dee ñun kese
dañuy jaay sax 2 millions amul bàyyi mais Omar moom léeg-léeg day xaw a jël liggéey bi rek moom da ciy def nii rek di ci voilà léeg-léeg nga bëgg a kii benn affaire mu ne noo jox leen ko bu pare ci. dañoo gis itam chaque année am na yeneen xar yu ndaw yoo xam dañu leen dajale quelque part yow ñu ngi leen di waajal wala. waa xar yooyu mooy xaru askan wi mooy xaru 100 000 yi 125 léeg-léeg sax mu am ay 80 000 ah ba 90 xar yooyu ñëwaguñ mais ci kanam tuuti incha allah dañuy ñëw yooyu nag am na mais am na côté boo xam ne aussi am na benn coalition benn kii regroupement kii organisation boo xam ne da koy may askan bi loolu nag aussi dama fa bañ a egg dama xamul ndax dama bañ def pub. am na daal ñuy maye daal ñuy jënd ay xar di ko maye di ko dimbale askan wi donc dañuy dajale xar yooyu di jël ay 80 ba 100 ba 150 000 ngir dimbale ko way ju néew doole yi alors mu nekk exposition bu am solo dañu gis ni itam bari na ay ndaw yoo xam ne ñu ngi daan doole fii ci BKR pour opération tabaski bi loolu itam ndimbal la de ah. waaw opération tabaski ndimbal la parce que fii tey BKR boo fi ñëwee da nga fiy fekk mécanicien apprenti da nga fiy fekk apprenti tailleur nga xam ne tabaski la tailleur yi di gën a ñëw mais dañuy préférer ñëw ci BKR parce que yaakaar nañ ne li ñuy am ci campagne bi duñ ko mën a am fële te Sénégal léegi bu njëkk da ngay gis nit da nga am 20 ans 25 ans sa papa ak sa yaay duñu am ci yow sa soxla sa dërëm mais léegi à l'âge de 10 ans 15 ans ñee nañ la soutien de famille nga loolu aussi da ciy joué kon étudiant yaa ngi fi yeneen boo yaa ngi fi nga xam ne ay apprenti lañ ak yeneen ak ñeneen personnel bi lu mu dee buñ ko compté BKR rek dana ëpp 20 personnes te waa ICG aussi chaque jour dañuy 15 éléments yoo xam ne fii la ñuy xëy di bale di nettoyer gis nga setaay bi fu ñu toog nii gis nga doo fi gis benn tilimaay dañuy xëy fii la ñuy xëy waa ICG 15 personnes chaque jour ba jant bi soo guddi ñu wàcc loolu aussi mu ngi ci kon. yenn saa itam fii dafay nekk convergence des autorités kilifa yi dañ fiy ñëw lu bëri di fi dajaloo di jënd xar yu ñu bëgg yenn saa yi ñu dimbali fi ay way ji néew doole lan moo tax BKR nekk fu nit ñi xemmeem lool. xam nga loolu aussi mun naa ne ndimbal suñu borom la ak la biir kooku di Omar Sow maa ngi fàttaliku Alaaji Ibrahima Badiane mosoon nañ ko kii benn foire mu ne leen Omar Sow xolu or la yor. te foog naa ci li ma yàgg dëgg suñu mag yi di wax képp koo xam ne da ngay def te yàlla tax suñu borom du la seetaan ñun BKR fi mu ne nii sas la ci ñun suñu yoon nekkatul ci bénéfice parce que comme que sànq wax nga kilifa yi fii ñëw kilifa yi bu ñuy ñëw chaque année bu dee daaw am na 30 kilifa ren ñu ngi séntu 60 kilifa wala 100 dañuy yokk ak population bi léegi ñun nag lii suñu problème dañuy fexe BKR day fexe kilifa yooyu ak nit ñi fii ñëw ñu am satisfaction totale seen déplacement ba nañ leen di accueillir ba nañ leen di jaayee xar ba nañ leen tegalee xar yi ci seen oto suñu oto yi ñu yóbbu ko ba seen kër loolu yëpp dañ koy bàyyi xel ak ci waxtaan bi ak ci dalal bi léegi sas la ci ñun dafa nekk loo xam ne fu ñu mënta ko def dañuy def di reyante pour ñu mën a am satisfaire nit yi lu ñuy ñëw ci bergerie Khadim Rassoul ku mel ni parce que kilifa bu gën a mag muy président njiitu réew mi ñu naan ko président de la République son excellence monsieur Macky Sall dina fi ñëw daaw jéeg soxnam ñëw na mais daaw moom ñëw na ànd ak équipe am te ak ñeneen mun naa ne BKR kenn laa xam ne recevoir aguñ ko ci BKR muy xalif général te xalif général porte parole xalif général daaw recevoir nañ ko fii muy xalif général de Tidiane porte parole am ñu koy naan Ndiol Fouta kon autorité bu ne BKR recevoir na ko kon ñu ngi ñaan yàlla mi nga xam ne moom lañu yaakaar mu dimbale ñu fexe képp koo xam ne am nga yéene ñëw bergerie Khadim Rassoul bu son excellence Omar Sow ñu yàlla dimbale ñu am góorgóorlu am lu la neex nga kontaan ci ñun bég ci ñun loolu la ñuy ñaan suñu borom dañ koy jéem nag waaw loolu moom ñu ngi koy ñaan suñu borom. alors Bathie sama question mujj tey ban conseil ngay jox ndaw ñi pour ñu am xemmeemteef dugg ci élevage. conseil bu bëri Alaaji Mansour man lekkaloon nañ ma 2 millions pour dem Espagne wallahi tey 50 millions soo ma ne kaay ma jox la visa États-Unis gratuit billahi du ma dem parce que man élevage laa doon bi may def nii ak li ma ci yaakaar ak tey déjà man ñaata ndaw laa jàppale ñi nga xam ne dugg nañ ci commencé nañ ci gis seen bopp te man yàgguma ci man 2017 la ma Omar Sow récupéré 2017
maa ngi doon def yenn business ak ministère yi jëndam njaay multimédia bi ñuy def nii def naa ko caméraman laa woon mais tey man waxuma Omar de li ma dimbalee ba ma macha allah ma am ci tur ma xëcc ci mais man déjà fi mu ne ni ñaata jeune boot sama ginnaaw ñoo xam ne tey ñu ngi dugg ci élevage bi élevage laa doon di leen lay may ndaw yi laa leen di woo appel nañ gëm suñu bopp suñu àll ba yaatu na war nañ mën a béy war nañ mën a càmm nag ñaari façon la élevage moderne bi càmm classique bi am na solo càmm àll bale am na solo parce que am na ñoo xam ne tey ñu ngi doon def classique bi léegi xam nga lu ñuy def dañuy yóbbaale ñaari jël 50 femelles ordinaire jël benn jeune mâle laadum bay ko seen biir wala ñaar ñi jël 100 têtes femelles ordinaire jël ñaari jeune mâle wala 3 bay ko seen biir muy produire bu ñu produire doom yu góor yooyu chaque année benn métissage boobu du fi muy am 12 mois da nga koy jaay 200 000 250 300 alors que xaru kurkur balaa nga koy mën a jaay 200 000 yi foog nga def ko xaru yar sonn ci nga xool loolu liggéey la. am na ñoo xam ne nag dañuy préférer seen jeune mâle yi nga xam ne am nañ 3 jeunes mâles 4 jeunes mâles bu ñu leen dajalee ci chaque tabaski ni ñu leen di jaayee 400 000 300 000 500 000 loolu liggéey la kon jeunes yi nañ gëm suñu bopp bu ñu gëm ne ku jàng da ngaa war a jàng ba am diplôme bu la teree ñëw liggéey ci xar yi wala mbéy mi. gis naa sama copain boo xam ne Canada la doon jàngee bëgguma wax turam mais léegi dafa ñëw dugg ci xar yi gis na ci boppam ak ñeneen ak yeneen pourtant jàng na ba pare ñibbisi. léegi nag am na boo yoo xam ne pour ñu bu ñu dem ne États-Unis wala France waruñu réussir ñu ngi nax suñu bopp suñu réew mi li fi nekk war nañ mën a profiter ñun jeunes yi ñu exploiter ko am nañ possibilité bi yàlla may nañu ko mais nañ ko def mais nag état bi aussi nañu gëstu tuuti nañu bàyyi xel Aj Mansour dama koy wax ñu ngi lay saluer yow sa liggéey bu rafet Aj Mansour li ngay wax ci élevage ak càmm bëri na foo tourné bi may ànd ak yow ci foire bi foo tourné gars yi dañu lay woo ne la ñu ngi sa ginnaaw vraiment macha allah pourtant dëgg la Sénégal dama koy waxaat foo lañ gën a farataal ko ful ak fayda tey sunu média yi fecc ak woy de foog naa am na fi solo mais élevage bi ak agriculture bi faale wuñu leen taluñu leen rafle nañ te mooy doxal réew mi adduna bi ban réew moo fi dox ci ginnaaw càmm ak mbéy lu dul réew yi nga xam ne dañoo am pétrole amul. nguur bi nañu def ngir yàlla li lay war a suuri gëstu ñu ba pare jeunes yi nañ leen dimbale état bi lay def appel ñu dimbale ñu li lay war a suuri pourquoi pas salon Versailles salon d'agriculture et de l'élevage bi amee Versailles chaque année mais nañ jël ay jeunes état bi jël leen ay charge ñu dem visite ñoom ay partenariat échange ak éleveurs yi fa nekk métissage yu Omar Sow di def nii di jël ay sarole di indi di leen jaxase ak sunu xar yi mais kilifa yu bëri ci xar yooyu la ñuy tabaskiyee métissage yooyu mais loolu état bi daf ñu war a jàppale jeunes yi déplacé ñëw dem salon Versailles agriculture dem découvrir lu am importance la mais ku mel ni tey benn bàcc sal warul toog di seetaan salon d'agriculture et élevage chaque année télé war naa dem keneen war na dem benn Serigne Mangane ak ñeneen ñoo xam ne dañoo xam élevage dañoo war am relève mais du attention dama koy wax foofu affaire bi du chaque jour Omar Sow ak Abou Kane dañuy am relève dañu war am relève seen ginnaaw mu ngi seen ginnaaw mais nañ ñu bàyyi xel c'est important. ñu ngi lay jaajëfal bàcc moom la ñu doon waxtaanal ci suñu partie bi nga xam ni dañuy wax ci waajtaayu tabaski bi exposition yan xar moo fi nekk diggante 80 ba 2 millions fi ñu nekk nii standing la boo xam ne ay laadum dong ñoo fi nekk ay kilifa dañu fiy ñëw mais surtout message bi mujjee jàllale muy message bu am solo ndaw ñi nañu dugg ci élevage dugg ci agriculture. dugg ci wàllu innovation ngir def transformation ay xeetu gàncax yu ñu mën a wute aliment de bétail bi gën a cher gën a jafe tey ci sàmmkat yi jaa ngeen jëf incha allah beneen numéro buy gën a yaatal ndaw ñi di ñu war a takkoo farlu ci li nga xamante ni bii mooy wàllu élevage toujours ak MMD Média dañuy continuer di gën a jox élevage importance di ko gën a jox gëdd di ko gën a jox valeur ak agriculteur seen chaîne la boo xam ni lépp lu tënku ci wàllu élevage du leen ump incha allah ngir mu gën a développé ba ndaw ñi gën ko xemmeem ngir mu nekk seen outil bu ñuy participer ci li tabax développement bu Sénégal jaa ngeen jëf.